mbokku téléspectateurs yi seetaan télévision Futurs Médias rawatina jongante mbokk yi nuyu naa leen ci ngeen gi nuyoo muy asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu am mbégte lool dikk comme ni ñu ko baaxoo def samedi bi mu nekk waa dimanche bu nekk ci waxtu wi ci émission bi nga xam ni yow mii di ma seetaan yow yaa ko taamul sa bopp muy jongante di am ci télévision Futurs Médias mbokk yi nuyu nañ leen bégge nañ leen ziare nañ leen xam ngeen ni mbokk yi 1er janvier ña nga woon fan ña nga woon arène nationale lan moo ñu fa yóbbu woon Gaston production Gaston Mbengue doon tëgg lamb joo xamante ne nii lamb ju neex la diggante Balla Gaye numéro 2 la woon ak Bombardier gis ngeen la ca am Alaaji Mansour Mbaye la ñu tuddee woon jooju lamb kon ki nga xamante ne ni moom mooy Bombardier moo mujj daan ki nga xamante ni moom mooy Balla Gaye da koo daan ci géew bi daan ko ci recours yi su ma nee da koo daan ci géew bi daan ko ci recours yi jiili mooy Bombardier dafa am 4 avertissement Balla Gaye numéro 2 am 5 avertissement waaye Bombardier numéro 2 nañu ko attee neexu ko woon mbaa Bombardier nañu ko attee woon neexu ko woon mu def recours CNG jox ko li nga xam ni moom mooy victoire bi kon Bombardier daan na ki nga xamante moom mooy Balla Gaye numéro 2 jël bu amul benn werante ci loolu la ñuy delluwaat fee ca arène nationale ànd ak Mao Cissé xoolaat jël bi nga xam ni moom la Bombardier daan ki nga xam ni moom mooy Balla Gaye numéro 2 daan ko ci stade bi daan ko ci li nga xam ni moom mooy recours soo ko dellu siwaat ci li nga xam ni moom mooy jongante ci télévision Futurs Médias. ku ne téye nga Balla jëm na ko mbiij Balla kott na ko Balla Bombardier bañ na le poids de Bombardier joue Balla jéemaat na waaye Bombardier bañ na Balla wetu na Bombardier jëlal na ko Bombardier daan na ko ci diggante saako yi mais arbitre dafa sifflé woon. wóorul de. arbitre dafa sifflé woon balaa jël di am moo tax arbitre bi mi ngi leen di woowaat. et puis c'est pas une action boo xam ni doo ko doo ko may Bombardier doo ko may wet. Bombardier daa mel ni day ñibbi maga taxaw ay entraîneur am téye ko. Mao Cissé jërëjëf kon mag mbokk yi gis ngeen ni Bombardier daan na ki nga xam ne moom mooy Balla Gaye numéro 2 jël bu amul benn werante ci recours ak si avertissement ñu ngi tey fi nga xam ni moom mooy stadium Iba Mar Diop yemook samedi juróom-ñetti fan ci weeru janvier atum 2022 muy lamb ji nga xam ni daanaka njëkk nañu ko tëgg fii ci arène nationale jamaïcain Jam production moo ko tëgg ay combat yu neex la ay combat yu saf la ay combat yoo xamante ne mbokk yi amateurs yi ñëw nañu wuyu ko waaye laata loolu fi ñu jëm mooy xam ngeen ni Tonnerre ak Laye Pythagore dafa taxaw kan moo ko taxawal mooy Sidi Diakhaté production kañ lay am le 15 janvier lay am fële nga xam ne moom mooy ca Thiès benn dëkk ñaari gaar benn aéroport foofu lay amee loolu nag mbokk yi moom moo tax demoon nañu seeti ki nga xam ni moom mooy parrain bi di Djibi Ndiaye général mooy président des mareyeurs du Sénégal mooy Djibi Ndiaye général mooy président des mareyeurs du Sénégal moom la ñu tuddee drapeau bi ñu dem xooli mbokk yi waxtaan wi nga xam ni séq nañ ko ak moom bu ñu ca noppee Malick Thiandoum demoon na seeti ki nga xam ni moom mooy Tonnerre seeti na ki nga xam ni moom mooy Laye Pythagore waxtaan ak ñoom ci jooju le lamb ñu dem xooli mbokk yi soog a dellu siwaat waa kees yëpp nag maa ngi leen di woo man Mamadou Dieye sama soxna yi ak ñi dëkk kees yëpp di woo Moussa Yékini ca kees ndax Moussa Yékini sama rakk la bu baax ak Habib Guène maa ngi koy woo ñëpp daal maa ngi leen di woo ci bis bii ndax bis bi kat suñu bis la si mbër yi bëri ñu bool leen ñu war a bëri comme mi ngi mel ni Modou Lo ak Balla Gaye kon boog maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñi di mbooloo kuy marié rek ñu ngi la ciy woo man ñëpp xam nañu ma nag ndax am 40 ans du benn bis foo ne 40 ans doo woote ñëpp war na la wusi te man kat ku ma war nga ma wusi ndax ku xewle ma wusi la te kees laa xëyee démb ba ñëw nii kon boog waa kees yëpp maa ngi leen di woo waa Ndar yëpp maa ngi leen di woo waa Gànjool yëpp maa ngi leen di woo bu kenn manqué di sant nag général bu baax di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm defal ko sutura ba bis bi ñu jublu ñu am ci lu kawe suñu njort te maa ngi sant ñëpp directeur it maa ngi ko sant bu baax di gërëm baax di ko ñaanal yàlla. dafa am loo xamante ne dafa nekk ci ñun mareyeur ndax dañuy teel a xëy di guddee wàcc yàlla def nag am koo xamante ne mooy suñu directeur général muy Kajali Gassama muy nit koo xam ne bi mu ñëwee yàggagul de waaye dara ñaawagu fi mu ngi fexe ànd ak doomu aadama yi am écoute ndax ñun mareyeur neexu ñoo yore. may wax nag sama nattangoo jigéen ñi. ma cay jiital kan Adja Fatou Touré bi nga xamante ne moo yore fédération des mareyeurs des femmes marieuses et transformatrices
di ca teg Adja Bint Karaban bi nga xam ne moo yore Joola di ca teg Adja Awa Jal bi nga xam ne moo yore Asfem di ca teg Adja Siga Diagne bi nga xam ne moo yore Bay Sawar di ca teg ñoom Adja Xadiwaad di ca teg Ndey Jàllo bu ANAMS di ca teg kullu kuy jigéen ñoom Wali Ndiaye waa femme mouleuse may wax ne nag su ma fa jógee dinaa jóg ci kenn koo xamante ne kilifa la moom it yàlla def na ni ñun suñu pêche bi daf ci am ay femmes yoo xam ne ay sage lañ leen di woowee kooku mooy kan mooy Adja Faat Fay ma naan ko bàjjan Faatu ñu teg ca kan may woowaa janwaar di wax présidente Fatou Sarr di ca teg kan di xam naa janwaar junjung yi duñ des di ca teg kan la grande lion Adja Mbaaco Ñang sama chéri di ca teg kan damay wax ne tey jii su may lim Ndey Gasama ñoom bàyyiwuma kullu ku nekk ci biir pêche di ca teg kan suñu xarit Adja Fathiam bu FT2 suñu xarit la jigéen ju jàmbaar la su may lim foog ma boole ko ci kon may wax ni Fandoy Ndiaye macha allah dañuy bokk di def liggéey lu bari muy jàmbaar moom itam foo geesu rek yaa ngi koy gis ca wet ga non damaa wax ne jigéen ñi jàmbaar lañu toujours fu ngeen geesoo gis góor dëgg la de ngeen geesu gis jigéen ñi. Sidi Jaxate fi nga laal de tabaarkalla macha allah xam naa ne ku yéex doo am place comme ni ma ko waxee kon nag comme ni ma waxoon léegi rek li duuf ci nag bi yëpp xajul ci cin li mais kullu kuy yëngu ci géej maa ngi lay woo. li ma jublu si bis bii rek mooy ñu gis liggéey bi xam ne nii président Macky Sall mi ngi koy liggéey gis mooy itam liggéey bi xam ne président Aliou Ndoye mi ngi koy liggéey ci secteur de la pêche mais ñu gis itam directeur général projet yi xam ne da ko am mu liggéey bi mu koy liggéey kon yaakaar naa bis boobu Aliou Ndoye da ko fekk ci campagne waaye yaakaar naa bu ndee ba 4 heures délégation wu campagne yu Aliou Ndoye day ñëw ci stade bi ñëw ci direct bi ci TFM waxtaan ak mareyeurs yi waxtaan ak mool yi mooy waxtaan ak Sénégal mais di gërëm itam kenn muy xam ne sama rakk la suma xarit muy Aline Thiam Caps mooy bis bi delloo naa ko ndax tey mënoo wax collectif national de mareyeurs te mënoo wax muy Aline Thiam ndax Aline Thiam dafa joué rôle bu am solo ci biir secteur de la pêche kon bis bu mel noonu itam ñëwee itam moom monsieur Aline Thiam itam delloo naa ko sama rakk la sama xarit la maa ngi koy woo ci bis bi di woo Mamadou Sow délégué de marché wax jigéen ñi ki ne nooy ni mu ko waxee rek mënu ma ci dellu mënu ma ci dolliwaat Jabal Bagare mi xam ne ni mooy coordinateur ñoom ñëpp su ma leen tuddee tudd naa secteur de la pêche yëpp kon nag pêche bi daal am nañu bis marché bi am nañu bis Sénégal am nañu bis kon nag Sidi moom def na li ko war comme ni ko directeur général waxee rek ñun daal daañu toog waxtaan fexe jël ay oto dem yenn Kër Moussa Yékini bu ndee ba heure bi jot nga woo ñu def suñu délégation ñëw jëmmal bis bi. di gërëm bu baax le promoteur Sidi Diakhaté contexte bi ngeen ñëw dafa nekk contexte bu favorable ndax jën dafa am tey boo leen xoolee marché bi fii yëpp ay camion frigo jën la amuñu sax ñoom fu ñu débarqué kon jën dafa am mu nekk contexte bu favorable te xam nga bu jën amee dañuy organiser ay séances de lutte dans les plages et dans les villages mu nekk contexte aussi au niveau de l'économie maritime bu favorable ngeen nag war a organiser làmb ji Sidi Diakhaté ñu ngi lay gërëm ci loolu bu baax a baax a baax a baax pour cette séance de lutte le 15 à Thiès benn dëkk ñaari gaar ci organisation bi di gërëm parrain bi nga xam ne mareyeur Sénégal yi moo leen boot muy général Djibi Ndiaye te général Djibi Ndiaye dafa nekk koo xam ne ku baax nekk koo xam ne day taxaw ci soxla nit soxla doomu aadama moo tax mareyeur yëpp ànd ak moom tey di gërëm suñu jigéen Adja Tine Ndoye Adja Tine Ndoye c'est une femme leadership féminin vraiment boo nee Adja Tine Ndoye di nga ko gis ci moom di ko gërëm di ko sant ci taxawaayam pour bés bi di gërëm bu baax nag le président Macky Sall ndax vision ci secteur de la pêche
ak Alioune Ndoye nga xam ne moo koy mettre en œuvre pour le renouveau de la pêche au Sénégal ñu ngi ciy def jéego yu mag a mag a mag a mag a mag dinaa xar sama tànk tubéy auprès du ministre Alioune Ndoye pour bés bi daal vraiment ñu jëmmal ko ba mu àgg fu mu war a àgg. Sidi nag dañ koy sant di ko gërëm waaye xamal ni Sidi dafa delloo mbattu ca ndaa la xam nga lu tax mareyeur ak làmb maanaam pêcheur ak làmb dañoo bokk ndey bokk baay parce que làmb boo xoolee mi ngi sosoo ci ay mool yu dem géej ba ñëw wàcc di bëre foofu la làmb sosoo tey bari na mbër moo fi gis muy bëree boo ko laajee dinaa musuma dem géej te mareyeur ko wax pêcheur ndax pêcheur bi mooy dem nappi ba ñëw joxu mareyeur bi ñoo bokk ndey bokk baay pêche nag di lu am solo ci secteur de la pêche mu wiñ la ko waat nekk Thiès tëggee làmb ci Thiès di capitalu pêche Lamine Thiès mooy capital secteur de la pêche fa la Joal nekk fa la Mbour nekk fa la Kayar nekk fa la Mboro nekk fa la Bënoo nekk ba jógo géej ñun lépp ay tikkee yu am solo nekk ci région Thiès kon tey bu Sidi jëlee drapeau bi jagleel ko mareyeur yi vraiment ñun mareyeur dañ koy sant di ko gërëm di wax ni nag bis bu nekk xam naa ne mos naa mais bis bi moom Alaaji Lamine bis bi ci bés lay doon parce que mareyeur dana ñëw pêcheur dana ñëw transformateur dana ñëw AKS ñëw yanukat yi jën dina ñëw ñiy lekk jën sax di leen di éviter. le 15 bi ñu ngi koy waajal si jàmm di ñaani yàlla mu yóbbu ñu si jàmm parce que tonton Sidi Diakhaté moom xaritu président te président ku ma xaritool rek ñun aussi dañ lay bëgg waaw ñu ngi koy waajal nag ñun mareyeuses yi bu baax te dinañ si dem si jàmm incha allah yàlla nañu si yàlla yóbbu si jàmm. Sidi Diakhaté lu mu xewle rek da ciy jiital waa secteur de la pêche rawatina suñ président Alaaji Thierno Mbengue kon nag duñ def lu dul takku ñun ñëpp ba dëgër ànd jàppale ko waajal suñu la 15 boobu di ñaan yàlla mareyeur yëpp mareyeuses fépp fu waay nekk di yëngu ci secteur de la pêche ñu takku ba dëgër waajal bés boobu ndax bés boobu suñu bés la. la 15 ñu ngi koy pare bu baax ndax Lamine Samba li nga wax mooy dëgg bis bi du yomb ndax li tax du yomb mooy mareyeurs yi dañoo takku ba dëgër ñëw di jàppale ki nga xamante ni dafa jare jàppale muy Sidi Diakhaté ca Thiès. Sidi doon nit koo xamante ni ku bëgg secteur de la pêche bis la ci biir bés yi te ñun mareyeurs yi takku nañ ba dëgër fas yéene jàppale ki nga xamante ni mooy Sidi Diakhaté ca Thiès. ndaw yi ku leen di tëggal ay combat yaa ngi ciy jàpp bu baax yaa ngi jàppale président Macky Sall parce que ku def loolu moom nga jàppale ndax moom la yàlla teg ci bopp réew mi. dinañ sañse tant musóor yi puudaru def ba mu baax jàkkaarloog moom wasalaam. Tonnerre nekkatul ku ñuy présenté nga am ay début yu extraordinaire tegale 9 combats 9 victoires sa première jël yaa ngi ko am sa 10e combat alors phénomène Tonnerre nekk ko sa début ci làmb ak ni mu explosé noonu lan moo ko waraloon. waaw loolu sant yàlla rek parce que jaama ko pexe yàlla ko dogalam loolu lu waroon mën a am la rek te liy ñëwaat incha allah yaakaar naa ni mooy dàq rafet naa njot aussi tamit ni mooy ma dàq parce que dama jógee si victoire maag Tidiane Faye mu daan ko jël bu rëy comprendre nga bi di ñëw nag incha allah ñaan naa mu dàq bu Tidiane Faye bëgg naa daan lay Pythagore jël bu amul fenn waaw. alors wax naa ko Tonnerre gars yi ñi heure bii ñu ngi la doon xaar ci fii ay ñoom Modou Lo nekk ñoom Balla Gaye nekk fa et cetera mais benn moment moom jékki-jékki mel ni sa carrière dafa am benn frein kenn comprendrewul lan moo arrivé Tonnerre loolu ndax mun nga ko expliquer jafe-jafe yi nga am depuis nga daane woon par exemple Yékini Junior en 2010. waaw loolu nattu la rek nit moom yàlla jàmm bi moom yàllaa koy teg nattu te su antunoon nattu bi du ko teg nattu la woon rek boo xamante ni tegoon na ma ko rafet naa njott ni tegeeku na te sama combat ma lay Pythagore bëgg naa wan nit ñi loo xamante ni di nga xam ni Tonnerre mii mu ngi waat place am daal. nga jëm si sa diggante ak lay Pythagore adversaire bi nekkuloo di calculer wala di laam-laamee dañ la ko jox rek nga ni bu dee dëgg la ci yow na avance bi dugg si pourquoi loolu. waaw man moom mosuma am mbër bu may calculer su ma demee bay calculer mbër wala ma si xel ñaar rek damay daal di wut seete leneen man moom mbër yëpp dama leen jàppee comme mbër rek muy su ma doon bëreeg yaabu jaar sax comme ni may paree laay Pythagore noonu laa koy paree xeeb ma benn mbër yëpp laa respecté laay Pythagore bokk na si mbër yi ma gën a jox cër te bu jour ba di nga xam ni Tonnerre jox na mbër bi cër dinaa bëreeg moom si fulla dinaa bëreeg moom si fayda ba yàlla may ma ndam si kawam. ku yàgg wax làmb rek di nga wax ni Jandeer fii la dëkk comme ni nga ko waxee sànq ay champion yu mag yu fi nekkoon ku mel ni Abdourahmane Ndiaye Falang comme fii chaque jour dafa am benn mbër boo xam te ni daf ko war di teewal quoi
ci la nekk nii nag du man rek man maa ngi fii ñoom jamteer yi ñoom libidoor ak waa Kayar yëpp parce que ñëpp jandeer la ñuy taxawal quoi boo gisee comme parcelle bi nag bi ñuy doog a départ di député boobu fii dafa xawoon a rafle mbër quoi xam nga ñu dem nag jàngi parce que day toll benn mois boo xam te ni faa nga dem jàngi xam nga boo demee jàngi nag ba mokkal faaw nga ñëw boo ñëwee te am na say rakk yoo xam te ni bii comme làmb ñor na leen nga jëb leen a formé xam nga teete leen def ak ñoom ndànk-ndànk quoi te jandeer parcelle tamit comme ni ma koy waxee souvent rek du làmb moo fa yóbbu Modou Lo sama deret la sama mbokk la ñun ñaari ñoo jóge benn dëkk Taïba Ndiaye xam nga bokk génn kër bokk cosaan bokk lépp deret moo ñu boole quoi du làmb moo ñu boole quoi pour ñu xamee ko noonu. ci loolu Sidi Diakhaté seet si la seet si sa staff ci diir bu gàtt nga nangu combat bu nga xam ne le 15 janvier la mais délai bi gàtt na est-ce que loolu dafay firndeel ni rek yow préparé woo daf la fekk nga pare. waaw man damay chaque jour comme ni ma koy waxee rek damay liggéey chaque jour parce que su ma nekkee fii nii chaque 2 jours 3 jours maa ngi Dakar nekkuma fii rek quoi damay jóge fii dem entraînement ci gars yi parce que maa ngi jandeer laay teewal mais maa ngi Rock Énergie chaque jour quoi su may entraîneur ñu ngi fa ñoom Pambay sama gars yi ñoom Modou Lo ñoom ñëpp comme combat damay bàyyi sama activité yëpp dem jàppale le contact xam nga Papa Sow souvent 100% parcelle bi ñu koy jàppale contact ci laa bokk Modou Lo bu combat bi jeexee wala fii lundi damay dem ñu nekk suñuy contact kon nag moom foofu laa nekk mais fii ak Dakar benn la quoi dafa fekk rek damay liggéey parce que fii mu fekk nii macha allah bëri bi man maay borom quoi sama yëfi bopp la quoi xam nga maa ko moom nekk fekk su may rakk di entraîner ngoon gi tey boo fi ñëwoon tey waa zone bi yëpp fii la ñuy entraîner macha allah quoi. alors ñu jox la Tonnerre waxaale bi yàggul dafa mel ni. non waxaale bi yàggul la parce que fi ma fekk nii fi la combat bi taxawee dañ ma woo rek xam nga Sidi Diakhaté woo ma bëgg nga Tonnerre man ni ko bëgg naa ñoo woo Tonnerre yaakaar naa tamit mu ni bëgg na ma départ dem Thiès combat bi taxaw. adversaire bi nga jël aussi donte mi ngi nekk ci ay jafe-jafe mais dafay def ay jaloore am fi tur nekk mbër bu nga xam ni mbër bu naqaree bëreel la macha allah daaju na am na doole mën na xeex. waaw mais ndaanaan la quoi Tonnerre tamit xam nga képp ku wax tamit ay qualité làmb tamit doo ci génne Tonnerre parce que pour venir defal li mu war a def mais tamit dafa fekk benn ndaanaan boo xamante ni bi tamit samay morom yëpp laa daan te combat bi dama ci war a wane sama bopp xam nga wane sama bopp wane sama njàmbaar xam nga daan ko pour dellu fa ma war a dellu parce que gëm naa ni moom du ma téye parce que li may liggéey rek laa gëm teguma ko fenn ma ni li may liggéey ak li ma fekk fi may liggéey laa gëm que ni dama koy faxas jàll ci kàttanu yàlla suñu borom. bi nga jëlee avance bi ak léegi sa ay coach ban plan d'entraînement lañ la tegal ban programme lañ la tegal. waaw comme souvent que ni maa ngi ci woon di entraîner chaque jour Pambay mooy sama coach chaque jour ñu ñaar di déggante même bu gisee amul sax dinaa ko woo téléphone bi ma tey lii nga war a liggéey programme la rek su ma waree liggéey la su ma ñëwee da nga ko Pape liggéey naa lii su ma soxlaa damay dem saa yu ma soxlaa damay jóge fii dem entraîner ñëwaat souvent ñu ngi liggéey daal réeróowuñ ko ci benn côté quoi. liggéey bi nan la tëddee da ngay dem dune da ngay ñëw salle da ngay dem contact da ngay xeex lan ngay def. waaw liggéeyu programme la rek quoi programme bi Pambay moo xam ne muy doxee parce que fii am na lépp am na dinde sable am na lépp chaque jour yaa xool programme bi di lundi au vendredi chaque jour programme ak li nga war a liggéey quoi. ñu ngi koy liggéey fii ñu ngi liggéey Dakar ñu ngi liggéey lépp am na ay boxeur am na lépp programme bi lu mu laaj rek loolu la ñuy liggéey quoi fii. gis naa la léegi nga takk gants yi ki ngay dajeel buy dóor du yërëm de donte fan yi moom gars yi dóor nañ ko fi mu daanoog yooyu mais il a un passé bu nga xam ne ñëpp dañ ni mbër gënu ko soxor. waaw mais xaaj na loolu la gars yi gis rek mais man boo xoolee sama carrière tamit ay feu rouge ñëpp dama leen dóor ñu daanu comme moom ñu fi dóor ñu daanu man noonu laa fi dóor gars ñu daanu rek affaire bi 50-50 la rek kon bu la woowee ci xeex. wallaahi dañuy reyante ñun ñaar. billaahi wallaahi amul benn pas bu ma koy delloo ginnaaw ci combat bii nii maa la wax loolu. kon Tonnerre daal benn passage la rek ci plan de carrière bu bees bi nga war a tracé yaa ak say ñooñ. waaw mais man loolu laa gëm Malick déggoo li ma la wax loolu laa gëm te ci laay liggéey ci kàttanu yàlla suñu borom. wallaahi dama gëm ni su ma ko jàppee fu ma ko téye combat bi jeex. voilà jili kon gis nga Jibi Ndiaye général moom la ñu tuddee drapeau kañ lay doon samedi fukki fan ak juróom ci weeru janvier. fële nga xamante ne moom mooy ca Thiès benn dëkk ñaari gaar Sidi Diakhaté production moo ko tëgg mu nekk lamb joo xam ne lamb ju neex la kon nag mbokk yi ni ñuy def mooy dañuy dellu soit fii nga xam ne moom mooy stade Iba Mar Diop fekk si fi jam production waaye laata loolu xam ngeen ni armée ak ambulance taxaw na Jéeri Ngoone production moom moo ko tëgg kañ la koy amal dimanche le 16 janvier lay amal boobu leen lamb moom ki nga xam ne moom mooy Jéeri Ngoone ñu dem nag mbokk yi xool yi waxtaan wi nga xam ne Malick Thiandoum séq na ko ak armée ak ambulance ak seen signature contrat mbokk yi ñu dem foofu soog a dugg ci fi nga xam ne moom mooy stade Iba Mar Diop mën a sañse ñëw na xale bi xew ci jamono ñëw na xewuma ci jamono. xale bu namul dara. xale nga ne grand bul sàcc nee na namuma dara de
est-ce que man namm naa dara. namoo dara ma yow. xoolal ndax namm naa dara. namoo dara. non waxal waay. namoo dara. namuma poqataan bu ñu dara. poqataan namoo ko Malick Thiandoum. jiili kaay. gannaaw yaa ngi contrôlé ticket yi. waaw gisoo ñu ngi contrôlé. dugg pas de violence. waaw pas de violence dal rek. xam nga Jamaïcain moo woote quoi. ñetti nit non non du yëg du day wàcc day wàcc. booy bi day wàcc de. day wàcc. non day wàcc. non da ngay wàcc kaay. non booy bi day wàcc. wàccal Lamine dugal ko. waaw wàccal Lamine dugal ko. kaay. day wàcc ma dugal ko mais ñetti nit duñ dugg bu ko defante de bul jëlee ci ñetti nit di leen teg ci moto. non tegal ma 3 personnes fii laa koy yëgalee pour mu mën a dugg. léegi man lu man ah Samba maa la léegi lu man maa la jaayoon xaru azawat bi. waa dëgg waa man de sànq nga indi benn boy sànq ñu bàyyi ko nga dugg yaa ngi dégg ngay indiwal beneen boy mais gars bu leen yàq suñu liggéey dañuy liggéey quoi. gars yi namoon nañ la namoon nañu sa combat naqari woon nga utal adversaire parce que 2 ans mu ngi nii fu ne tàllal nga fa sa loxo mais pour nga am adversaire jafe na léegi ñu def remake maanaam tëggaat sa diggante ak ki nga xam ni moo di Armé parce que combat ba nag coow li bari woon na ñu jox la victoire ay recours am ci appel am ci mais bii nag mooy nekk la clarification. waaw Armé li may wax moom bariwul dem naa ku bëri yow daan la si diggi géew bi kon doo bàyyi ba dem ci ay génn si biti ba nga feete sama victoire nga soog a ñëw naan ay kayit man xamal la laa gëm si biir géew bi nee na leerul incha allah bii mooy gën a leer sax voilà. alors bu ñu xoolee sa carrière pratiquement 14 victoires am nga ko ci presque 18 combats défaites yi ñu lay konteel ñi ngi naan 4 la ñii ni 3 la parce que sa diggante ak Armé bi ñu war a leeral yow jàppoo ni sax combat boobu da nga ko ñàkk alors relance su carrière bi dafa jot parce que tey ñu bëri dañu jàpp ni ambulance fañ ko doon séentu ba léegi eggagu fa quoi. waaw père man xam nga dama am arrière si làmb parce que ku bëre 22 combats nga am 3 défaites lépp nga daan ko muy victoire kon kooku xam nga ndaanaan la. dëgg la leneen la doon wax sax bu ma fekkoon daanuwuma woon du ma xool sax Armé kon leneen la ñuy xool yi. yaa ngi dégg kon Armé bu ñu ko jëlee pour leeral suñu bopp xam ni carrément ñun ñu ngi fa nekkoon ba léegi bàyyiwuma du ma mës a bàyyi parce que xale laa damay uti ba léegi yàlla mooy mayoon na ma ay défaites ñëwaat na joxaat na ma combat xëy na dina ma si génnee si kàttanu yàlla suñu borom waaw. parce que retour bi dafa war a saf-sap waa Thiès am na loo leen amel parce que sa diggante ak Wouly 2 ba léegi gars yi digéré wuñ ko donc dellu si bi dafa war a ànd ak ambiance moom kenn du la ko jàngal mais aussi ànd ak bëre bu neex bu dàq ba ngeen bëre woon yéen ñaar. père Armé daa réeree mbir dama ànd ak samay mbokk la ma daan jëlee combat au sérieux bu njëkk bii moo raw fopp bii dama koo jël teg ak teey barki Serigne Touba Mbacké andi see samay mbokk andi see samay mag andi sama doomu nijaay ak samay doomu tantaak surtout suñu waa kër samay doomu baay ay ñoom jaxata mbay. mais toog 2 ans compétiro ñu jox la combat ci diiru presque weer ak ay fan loolu aussi est-ce que fekkoon na nga nàmm daas fanaanal bu yàgg. waaw ñun chaque jour ñu ngi contact mbër mu ndaw dañ naan da ngay pare doo bàyyi ba jël combat di soog a pare ñun dañoo pare avant chaque jour mën nañoo nekk ci contact bi di fo suñu paree dem ñibbi day tax sa xel mi gën a yeewu. yaa ngi dégg looloo tax man la chaque jour mbër mu ndaw day pare ñun nag ren si kàttanu yàlla damay daan Armé loolu laa gëm man loolu laa bëgg te dama see ànd ak samay mbokk waaw. alors ci benn côté aussi gis nañu coono yi nga xam ne wax nga ko léegi coach mi ngi la koy teg préparation diiru 1 mois est-ce que doole ji nga yaakaar condition physique bi nga yaakaar endurance bi nga yaakaar résistance bi nga yaakaar mën nga ko liggéey ci diir bu gàtt boobu. waaw boo déggee man la suñu biir wax ñun dañoo pare avant ñun lépp amul dara lu ñuy bàyyi lu ndaw lépp lañ liggéey muy condition bi physique beeg endurance beeg lépp amul lu ndaw lu ñu bàyyi. lépp dañ koo liggéey tegto nañ ko war a liggéeyee ànd ak ñan war a àndal ñu wan ñu nii la ak nii ñu liggéey ko père ndaanaan nga toogal ndaanaanu làmb xëy na ndaanaan bu jëlee defet rek dañ naan kii xamul dara wala amul dara mais ndaanaamul làmb moom nga toogal nii. combat bi maa ngi ko dénk waa Thiès gi yëpp surtout di wax waa autorités yi awma kenn ku ma siy tudd na ñëpp génn man drapeau Thiès lay gàddu moo anta drapeau Thiès lay gàddu. képp bu mbër buy jóge fii di dem Dakar drapeau Thiès lay gàddu kon du ma taxaw naan benn autorité naan lii autorité diw ak diw déedéet télé lañ ne. yaa ngi dégg maa ngi dénk ñëpp sama bopp
mais nag mënta yomb sa diggante ak armée parce que aussi la ngeen bëre woon dafa mel ni tey ci man lu ne xew na ci combat boobu ah wër ndomba am na ci jargandalu am na ci bëre ba naaw am na ci non franchement nit ñi day wax ni sax est-ce que armée ak ambulance mën nañu indiwaat combat bu dàq boobu. bii mooy raw bii mooy raw. parce que gars yi dañ may faral wax ni ma armée li mu bëre mbapat wala yow li nga bëree mbapat je veux dire ba léegi defoo ko arène donte ndam yi nga am ci arène bëri na mais gars yi nee nañu jinne bi nga nekkoon ci biir mbapat la ñu bëgg a gisaat tey ci arène. xam nga arène dafa doy waar. arène boo dawee jàpp nit sax benn coin nga xam ne jàpp nga ko fu baax doo bëgg a bàyyi foofu. saa dégg mbapat nag di da lay jàpp fu ne nga xam ne carrément mbapat mooy loolu fu ne ngay bëree ji mais arène dafa doy waar arène boo jàppee fu baax da nga fay téye nooju fa. armée am na client bu mu dul yàqale fenn. déggoo li ma la am na client bu mu dul yàqale fenn. déggoo li ma armée da nga jël combat pay mu réeré la mbir waaw sa loxo bi mu ngi tane boo demee nga waxul ma ko ndax loxom bi mu ngi taneem déet. booy dafa mel da nga koy espionné de. espionné wu ma ko dara dama koo xam taxaw ma waaw après la ñuy comprendre. armée am nga combat xale bu ndaw laa maa am kattan barki Serigne Touba Mbacké fawantuuma te lu ma ciix maay boroom préparé nag. loxo bi c'est vrai bi nga ko amee moom pour nga yëngatu wala pour nga entraîner sax problème la parce que ku ne xam na bëy ku mu musul dal yàlla bu mu la dal mais ku mu dal bëy ak bëñ ku mu dalul xamoo lan mooy métit loolu mënoo ko am di ko boole ak entraînement alors période boobu aussi est-ce que li nga entraîné woon jotul dem. waaw wax dëgg yàlla période boobu arrêté naa bépp activité bu ma doon def concentré wu ci loxo bi yàlla dogal nag ma xar suma tànk tubéy bu baax. waaw di ci sant suma grand taala taxaw na ma bu baax a baax ba yàlla dogal loxo bi wér ak daa ñëpp ku luxum képp kuy sama mbokk rek maanaam métti woon na la mais tamit jaam ak pexem yàlla ak dogalam ndogal la yàlla du teg jaam bi lu mu àttanul amaana dama ko àttan moo tax ñu teg ma ko. fi mu toll nii man bi ma la gisee sax maa ngi ne maay booy day li max naan damay entraîner rëy làmmeñ la mais ku ko xool xam ne wax dëgg yàlla mi ngi waajal boppam entraînement yi yaa ngi daj ay coono. waaw wax dëgg yàlla. maa ngi sant suma staff bu baax a baax ñu ngi entraîner 3 séances des fois 4 séances ci journée bi waaw may ñu ma jàmm benn yoon ndax combat bi am na lum ñu jaral waaw du bëre woon nañ rek combat bi am na lum ñu jaral suñu carrière bu baax a baax te ñu ngi ci tànk yooyu ñu ngi ciy dox te ci kàttanu yàlla lépp luñ war a mën a may ndam dinañ ko def incha allah ba ni ndam li fii biir yëmbal. alors wax nga ko adversaire bi xamante ngeen te góor nee nañu bala nga koo yab ñam ko ñamante ngeen mu metti woon lool ñu jox ko ndam ci stade bi mais bi nga defee recours ñu delloowaat la ndam li ndam loolu sax moom ba léegi day wax ne jàppul ne daan nga ko quoi alors ñu war ko biisaat bi moom dafa war a leer nañ. waaw yàlla na yàlla dogal mu jaar fa mu jaaroon rek ndax amaana bëre nañ bëre fulla ak fayda. mais combat bu neex na. waaw combat bu neex ma daan ko ci biir action première action arbitre gisul ñu continuer bëre loolu yàgg na ci làmb. ñu continuer chute am ci man ñu jox ko victoire bi ñu xoolee xam ne dañoo juum ñu delloo ma suma victoire may sant yàlla bu baax a baax amaana mënoon naa am victoire suma kaw. mais maa ngi gën a góorgóorlu di veiller ci loolu ba yu mel noonu sax mu bañ fi amaat ndax mën naa ne 12 combats yi ma bëre benn combat laa ci bëre mu am ñu naan daan naag daanul wëlbit gaa nga laay daan te yàlla nañu yàlla kàttanal ba le 16 janvier incha allah. est-ce que mën nañ jàpp combat boobu gën a neex bu njëkk ba wala gën ko metti parce que boobu 5 minutes yi ngeen bëre woon saf na ba amateur yëpp kontaan. non am naa yaakaar ne bii moo war a mën a daax ndax ñaar ñu xasa laala xamante nañ ku nekk xam na sa moroom yaakaar naa ne bii mooy daax man suma xalaat. mais ambulance dama ko fekk ci biiri mbokkam mais mu yóbbu ma saal di puus lu nga xam ne dama ni lii moom est-ce que xaj na ci armée parce que combat bi man dafa mel ni moom moo la ko gën a soxla ah parce que ni ma ko gisee muy entraîné tey ma gis la nga def sa jëmp takk say visser sa casquette mel ni yow amoo combat bu nga xam ne bu garaaw la quoi te booy bi ni muy préparé boo ko xamoon ak waa Thiès wóor na yàlla heure bi équipement ngay sol daw yi. waaw baax na bu ngi ci ruqam dama li Père Maxi di wax rek damaa liggéey coow lu bari la boo sumee ko ñu xam ku liggéey ak ku liggéeyul te yaakaar naa yabuma sumay fans wala sumay nit wala sumay dëkkandoo ba am combat bu toll nii di ko caaxaanee lekkuma ba suur naanuma ba màndi lépp lu ma am ndam moo ma ko gënal te maa ngi ciy dox di ci wax
ndam nag du da ngay toog naan damaa bëgg ndam ñi may àndal ñëpp xam nañ li may wax bu ñu gisee benn caaxaan ci man nañ dem toog bu kenn ñëw esaat te xam nañ ni ci fulla laay dox ci fayda laay dox te yàlla xam na ni mën nga maa ëpp gën maa gudd gën maa rëy mais ëpp ma jom du ma ko nangu mukk ci këru àdduna te bu la saisir rek Malick di nga xam li ma lay wax. looy wax adversaire ambulance moom ngay waxal moom am na lu mu wax ci yow. waa li mu wax de boo ma ko waxoon nag ma mën koo. waaw nee na loo entraîné rek na nga ko xeeb nag. mbele coow lu bari la buñ sumee ko suñuy bët ñeent moom xam na armée bu baax yàlla xam na ni wax jee fi nekk mais ambulance xam na kuy armée ñemewu ma moom xam na loolu ndax laale nañ xam na kim jàkkaarlool góor dëgg la jàkkaar lool te lii di ñëw mooy ëpp li ñëwoon. li nga ko nar a yan bii. non li ma ko nar a yan moo nar a ëpp li ma ko yanoon moom fenn la ko kal moom ci gàllaaj moom nitu Cees la man loolu moom xam naa ko moom. mais lu dul yàlla neen la xar baax a mën xërëm na jéem a entraîné jéem a indi koofur bu doy ak doole ju doy loolu laa koy sant ñu mën a bëre combat bu nga xam ñëppay taxaw signé. jam tey da ngaa taxaw porte yow. taxaw ma porte gars yi laay jàppale. jam da ngay def affaire Gaston Mbengue da ngaa taxaw porte. waaw moom sunu père la te gis nañ keroog léeg-léeg muy jaabante si porte yi. moo tax yow ngay jaabante porte. voilà gis nga. naka mu tey mu nekk bés boo xam ne bés bu mag lay doon bés bu rëy lay doon. tey stade Iba Mar Diop dinañ xamante tey stade Iba Mar Diop am na patron te jam production lay wuyoo. waaw loolu la yàlla dogal stade bi ñun lañ tuddee roi de Iba Mar. kon gars yi nañ ñu ko bàyyi rek dem xëccoo ji beneen stade bi moom yàlla dogal na jamono ji buy couronne la ñun ñoo ko yore te couronne bi pare guñ pour joxe ko de. non pare ko. non pare ay boy boobu ñuy wax Assane Ndiaye di jéem a yoxloo ak yooyu. non moom mënaguma koo may revanche léegi ndax ci moom laa ko jëlee. dëgg la ñeneen ñi fipp nag pour bëgg ko jël sama loxo nañ xam ne dara yombu fi. dara du yomb de. du yomb du ma ko. jam koo tëgg tey. tey revanche collectif laa indi Pam Ndoye taxe pourquoi Pam Ndoye taxe Pam Ndoye nag ñëpp xam nañ ne lamb ju tax ñoo ñu roi de Iba Mar moo ko bëree. moo ko Abou Ndiassé bi mu bëree ak Abou Ndiassé ba pare ñu ne ko déet ñun dañuy indi furli ci lamb lamsaar doo fa génn fa ngay demaat bi ma demee seeti ko Max Mbargane ne ma li nga ma indil xamoo ko maag Pam Ndoye ba lamsaar jeex mbaa ma fere ne ko kon xam nga ne loolu jaay na boppam. tey derby la Fass ak jàmm ak lamsaar nag keroog dañ indi Abou Ndiassé Pam Ndoye daan ko tey ngemb nañ magu Abou Ndiassé muy Balla Gaye Junior taxe ne combat boobu xam ne ci kanam tuuti buñ ko soufflé képp kuy seetaan Futurs Médias soo ko seetaanee di nga xam ne ñun yabuñu askan bi yabuñu amateur yi. day xam ne roy du nur ak pire. non indi nañ combat yi neex. du li mu nekk sama doom de mais xoolal moo ko yor mais Père Ngagne ziar naa la. kii lamb war na koo delloo njukkal papa dama bëgg nga génne masque bi gars yi xàmmee la xool sama goro la lamb da ko war a delloo njukkal ñun dañoo judd fekk ko fi yàlla na ko fi yàlla yàggal ngay nekk ci porte bi di jàppale mbër yi di jàppale CNG di jàppale amateur yi lan ngay wax tey sénégalais yi. ginnaaw bu ma santee yàlla julli ci Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam maa ngi leen di remercier mais nag am mbaa violence combat yàgg naa am ca Fodé du suba Mbaye Dia Diop ñoom ñëpp bëre nañu fii amul violence amul dara lamb foo ak ree la da nga daan jóge lamb ñu laaj la kan mooy sa maam nga ni diw ñu bàyyi da nga dugg mais lamb buñ ko bëggee mu ne fii dafa war a jaar yoon waaye warul nekk lamb joo xam ni xuloo saaga daji sees warul discipline yi am Sénégal yëpp lamb ginnaaw équipe nationale lamb fépp nit kon nag yal nañu yàlla jàppal boppam ba nga xam ni lii ñuy commencé di ko def am ci payuk suñu borom coow amul xuloo amul jàmm ak salaam. ci kanamu Père Ngagne la ñuy taxaw mbokk yi dem seeti ci kanamu Père Ngagne la ñuy taxaw mbokk yi dem seeti remise drapeau Bawol production muy combat Youssou Ndour ak Thiatou Yoff kañ lay am dimanche 16 janvier fan lay amee ci arène nationale te ku wax Youssou Ndour ak Thiatou Yoff wax Assane Ndiaye Bawol production mu tuddee ko kan ki nga xamante ni mooy Abdoulaye Diouf Sarr nekk le ministre de la santé et de l'action sociale nekk it ki nga xam ne moom mooy xëccoo pour nekk maire de Dakar ñu dem xooli li nga xamante ni nii moom mooy remise drapeau boobu ñu dugg ci biir fi nga xam ne moom mooy stade Iba Mar Diop sabar yi romb gars yi kontaan ñu dugg fekk Jamaïcain aca ñu dem.
naa ne dikk leen seetaan ey waaw 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 di leen baalu àq bu baax di kontaan trop nag ci teewaay bi ngeen teew boobu ba léegi 4 heures ba léegi ngeen nekk fi te kenn joxu leen dara tey moom am naa kontaan trop di gërëm tamit bu baax Assane parce que Assane man mënu ma ko fay parce que tamit man xam naa ni Dakar gi mu toog mënoon nañu ko fa jox lu bari mu toog fa joxe fi drapeau mais dama ko wax mu ni ma lenn rek laa am muy làmb mën naa la cee jàppale laajuma la dërëm bi gën a tuuti donc loolu ku mu doyul dara du la doy. loolu ku mu doyul dara du la doy donc ba tax na Assane moom amuñu lu ñuy fay lu dul rek bis bu jot le 16 incha allah ñu won ko ne ko ñun bal bi moom kenn duñu ko jox ay ca ñu ni allo waaw ok ñu ngi wax ne rek am mbégte bu rëy rëy ci Assane parce que tamit Assane moom ni ñu defal mënuñu ko fay mais le 16 incha allah dinañ def tout ba nga xamante ne xam na ni ñi mu lebal jar nañoo lebal di wax ne tamit li am solo dëgg-dëgg mooy ñu xam tamit ñaar ñooñu indi fii muy signature combat bi ñu war ko jëmmal rafet na lool ñu bëgg tamit lancer waale benn message mooy ñun ñi fi toog ñëpp mbëri dañuy wax ne ñoom xaalisu làmb lañ leen ngéntee mais ñun xaalisu marché la ñu ngéntee ba tax na ñun sunu xeex suba ak ngoon guddeeg bëccëg mooy marché bii ñu nekk mu nekk marché boo xamante ne nii mooy marché bi gën a ñoŋ ci àddina bi li tax nag tamit ñu taxaw ci li ñu nekk nii muy élection yi ñu nekk bokku ci mooy ñëpp xam nañ ne bu ñu nax suñu bopp mooy marché bi ñi nekk ñi ko wër ay bukkee ko wër bukki yi nag bu le 23 jotee bu ñu gañee le 24 ñu toj marché bi léegi nag ñun ñooy taxaw am fulla am fayda ba nga xamante ne ni loolu du fi am ñu jàpp ne kenn ku nekk ñun yàlla suturaal nañu parce que ñoom bu ñu amoon lu leen gënal heure bii marché bi du nekk marché mais yàlla mi ñuy suturaal dem na ba ñu toll fi ñu toll donc li ci des nag ci ñun la des mooy ñu am fulla am fayda ñii ñu doon teg coono bi juróom-ñetti at loolu ñu jëlee leen fi parce que ñoom moomuñu maire yi dañ leen fee teg ñun ñu leen fi teg te ñuy toroxal di ñu def lu bon dañ leen fi jëlee xool ñi ñuy suturaal ñu teg leen fi ba tax na ñu jàpp ne man nag dama ne marché aw ma lu ko ëpp dama ne bu may commencé ci marché laay commencé moo tax ba arbitre bi soufflé man marché laa njëkk a dugg mënoon naa dem feneen commencé feneen mais dañ ne saaga moom yàkkantee xeex la ba tax na jàpp nañ ne làmb ji tey la commencé ci élection yi muy lan campagne fii laa ko njëkk a defee ba tax na bu may dugg tamit soog a dugg ci quartier yi di leen wax leen jàppante leen xam leen ne li am nii
bis bu ñu nelawee daf ñuy rëcc bu ñu rëccee te dinañ souffrir yeneen juróomi at wala juróom-ñetti at donc ba tax na kenn ku nekk nañu taxaw xam li nga xamante ni moo ñu naroon a dal te yàlla suturaal ñu si mooy toj marché bi loolu kenn ku nekk na nga ko bàyyi xel te loolu bu ñu nee mënul nekk dañuy wax lu ñu neex parce que toj nañ tojaat bu ñu nee mënuñoo toj dañuy wax lu ñu neex. asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi leen di nuyu di leen ziare bu baax di nuyu Baye Mor Fall sama xarit sama mag di ñaan yàlla waa Tëngéej yëpp ñu jàppale ko jàmbaar a ngi nii ku bëgg liggéey ngi nii ku yéene waa Tëngéej jàmm la ngeen jàppale ko taxawu ko bu baax a baax lépp luñ mën nag ñun ci kàttanu yàlla dinañ ko taxaw jàppale ko te teraanga ji yëpp nag yéen la ak moom donc ngeen jàppale ko bu wóor a wóor le 23 mu jël élection yi yàlla na ko yàlla def maa ngi nuyu nag mbër yi fi ñëw yëpp di leen bëggee ku mel ni Caatu Ngéwél Boy Dakar Boy Jaxaaw Soosu Buus Fallou Kalando Rambo Koña maa ngi leen di gërëm ndax mbër yëpp woo naa leen jox leen ay paas jox leen ay déplacement yéen ñi ngeen ñëw ci Ngor maa ngi leen di gërëm bu baax a baax yàlla leen yàlla jàppale di gërëm presse bi ñoom it sonn nañ ci trop di gërëm waa TFM waa Bawal TV waa SDT Média di gërëm presse bi yëpp ku lim da ngay jóg di wax na ñi ngi waaj la 16 lépp luy làmb ci kàttanu yàlla dinañ ko indi. muy noonu Djily kon fii ñu toog nii mbokk yi ñii ñooy aar alalu askan wi fii ñu toog nii mbokk yi ñii ñooy tax ba kenn du sàcc li nga xam ne moom mooy deux roues yi boo ñëwee ci stade bi mbokk yi fii ngay dugg teg fi nga li nga xamante ne moom mooy sa deux roues ñu gardel la ko nga mën a jël ni nga ko tegee woon noonu nga ciy fekkeewaat kon stade bi am na sécurité ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk di garder li nga xamante ni moom mooy deux roues yi am na sécurité waaye am na lu xew de gars yi nee nañu man namuma dara xamulu daan namuma dara xamulu daan namuma dara Djily xamulu daan loolu Djily damaa mën a sañse te xam ko xam nga Djily bu fekkee da nga mën a solu ba pare xam ni yow da nga mën a solu loolu dafa am solo xam nga lu tax fi ma jaar tey Djily ñëwul ci suuf ba ci kaw Djily ñëwul ci suuf ba ci kaw sama caméraman sax ngi naan Djily mais Djily loo wax xoolal la woon fa woon Makarimal Akhlaq couture la ñoom dañuy def broderie dañuy ñawal góor ñawal jigéen maître tailleur bi daam Maam Ndiaye la Maam Ndiaye mu ngi nekk PAI en face HLM Las Palmas numéro de téléphone am 77 437 03 63 77 437 03 63 mbala 70 875 05 05 70 875 05 05 wala 77 545 80 80 mooy numéro téléphone Makarimal Akhlaq couture ka fa nekk nag du kenn ku dul Maam Ndiaye mën a ñaw mën a génn style bu baax mbokk yi kon ni ñuy def mooy laataa ñuy dugg ci biir stade bi li ñuy def mooy mbokk yi dañuy dem xooli lamb traditionnel muy pël yi ñoo doon organiser suñu mbokk pël yi ak séeréer yi ñoo doon bëre ci arène nationale diggante pël ak séeréer nag yoonu géwél nekku ca Cheikh Ndiaye la ñu fa yabaloon mbokk yi ñu ànd dem xooli ko. jërëjëf mbokk yi ñëw nañ fi ndaan ñëwati bu événement xewee tey nag beneen fasal lañ dajji dañoo dajji beneen paquet lan moo ko waral rajo Télé Fulbe international moo dajjee ci beneen paquet lu mu def dafa jël ki nga xam ne nii mooy pël ak séeréer jël li nga xam ne nii mooy joolaa ak pël boole leen fii ci arène nationale muy sud ak nord li dee woon la bëgg a dekkal kooku mooy kan moo nu fi woo Ablaye Ali Malal Diallo mu nekk xale boo xam ne nii PDC bi di baayam di Ablaye Ali Diallo tey nag mu woonu fi lambi pël fii ci arène nationale ñu fas yéene dem ci biir seet li ci biir ànd ak lamb ji ànd ak eteng-teng yi ànd ak bugarubu yi ak cung yi seetaan li nga xam ne mooy lamb suñ cosaan waaye nag ji lamb jeneen lamb la culture la cosaan nag aada kal séeréer pël tukulóor tey noo war a daje fii am li nga xam ne nii moom deewoon Sénégal ñu indi ko muy jàmm dañ ko war a indiwaat ma ànd ak Aline Diagne ci caméra bi
TFM Télé Futurs Médias ñu fas yéene dugg ci biir taatane leen ko indi leen ko foofu partout dans le monde Alioune dugg ci biir seetaan waaye nag ki nga xam ne moo ma solo nag du ma ko fàtte nag muy Babacar Gueye Europa Céramique doomu ndey Baye Mor Dieng tey moo jaar fii ne ma nag tey lii nga yóbbu ci lambi pël yi kon pël ak séeréer daal tey ak tukulóor ak joola tey ñoo xewle fii di nga gis ndaw rabbin biñ paree nag ñu ne ki nga xam ne mooy jaraaf Youssou Ndoye moo koy arbitré ndax boo duggee ci kër bala ngay dem fenn da ngay nuyu borom kër gi kon lébu yi ñooy arbitré tey pël séeréer tukulóor Alioune Diagne ñu dugg sama caméraman. li mooy kontaan bu baax rek dégg ci événement bi tey ci ngoon gi tey ñun ñëpp dañoo kontaan ci mouvement bi nga xam ne Abdoulaye Ali Diallo moo woote du pël yi nag pël yi ñoo ko jiite waaye pël yi séeréer joola mboolem xeetu Sénégal yëpp dañu doon woote pour ñu fekk fii tey mu teew si fii tey pour ñu mun a nekk li nga xam ne daal mooy mbokk ñoom ñëpp ñu xam ne daal ñu xam ne ay mbokk lañu. jam tan ko garna pat way xay waaw tey maa nga yaa ngi ñëw ci sa li nga xam ñooy sa jaam yi tey taaral bis bi bés bi tey dafa nekk bés bu rëy ci man ndax tukulóor yi suñu organisé mobilisé wu ba stade bi mel nii dañ ci war a sant làmb sant yàlla ndax lii tradition la lii cosaan la ñu di ko indiwaat ci làmb ji yollu suñu ndam la kon tukulóor yi maa ngi leen di gërëm di leen sant bu baax a baax ci culture bi ngeen indi yéen ñëpp gis ngeen culture bi façon mu nekk gis ngeen ko lii mooy làmb kon nag làmb dañ ko war a taaral comme ni ñu ko taaralee kon tukulóor yi joolaa yi séeréer yi olof yi ñu ngi leen di gërëm ku mu mënta doon rek ci làng yi ñu ngi leen di gërëm di leen sant. Ablaye suñu waxee mu ne si tànk yi Manga 2 laa juddoo unité 24 nga am ànd ak baayam ngeen di xarit yi wala tey mu ne sama papa Manga tey dina ñëw taara bis. non wax na dëgg parce que man ak bàppam la woon ci unité 24 ba léegi kon nag su fekkee ne dañu xawle bés dama fi war a taxaw ci suba si fii laa nekkoon ci organisation bi sax pare dem kër ga soluwaat ñëwaat waaw. mais di nga bàq. ñu ne sori xale yi nañu bàyyi mu baaxu. ñëw nañu dina am ay xale yu baax. dina am xale yu baax. waaw mais man damaa namm sa sor Manga. non di nga ko am sànni ko ba ñu di nga ko am nga ko keroog. ki nga xam ne moom mooy sabab bi muy son excellence monsieur le président de la république parce que bu kenn fàtte ni arène nationale nekkoon demande boo xam ne ñi yëngatu ci wàllu lamb yëpp formulé woon nañ ko bu yàgg waaye ci kattanu yàlla ci nguuru président de la république la loolu sotti ba keroog ñu mën a toog fii di def li nga xam ne moom mooy ci sunu wàllu culture muy làmb ma sant nag bu baax ki nga xam ne moom mooy Ali Malal Diallo di ki nga xam ne moom moo samp li ñu tuddee rajo Fulbe ak doomam di Ablaye Ali Malal Diallo nekk directeur général rajo Fulbe ci initiative bi nga xam ne def nañ ko jagleel ko Sénégal yëpp waaye jagleel ko li nga xam ne moom mooy culture bi mooy li ñu tuddee làmb daawoon nañ ko amee fii ci Sénégal mais ci yeneen i anam waaye lutte traditionnelle bokk na ci culture yu bëri séeréer yi am nañu lutte traditionnelle alpulaar yi am nañu lutte traditionnelle joolaa yi am nañ ko lébu yi am nañ ko donc Sénégal sunu ethnie yëpp am nañu li nga xam ne moom mooy ci seeni culture muy culture làmb waaye làmb bi nga xam ne mooy lutte sans frappe tey ji nag ci ngoon gi tey ji nañu jàpp ne ngoon gi bokk na ci ngoon bi nga xam ne Fuuta dootu ko fàtte Casamance dootu ko fàtte Sine Saloum dootu ko fàtte waaye Cap-Vert dootu ko fàtte di bésu yeesal suñu culture nuñ koy tuddee ci pulaar maanaam Fina Tawa woni Fina Tawa loolu la ñu yeesal fii bokk ci suñu culture lamb ci arène nationale bi nga xam ne moom son excellence monsieur le président de la république moom moo ko fi sampal ko fi Sénégal yëpp loolu moo tax ñu mel ni Ablaye Ali Malal Diallo dañ koy ñaanal ñu am ñu bëri ñu mel ni moom xale la macha allah
ñu ngi koy ñaanal yàlla gudd fan waaye xelam may na ko dajale fii séeréer si dajale fii joolaa bi dajale fii haalpulaar bi dajale fii lébu bi dajale fii Sénégal de manière générale pour que ñu yeesal li nga xam ne moom mooy sunu culture c'est-à-dire culture mooy lamb maanaam la lutte traditionnelle ñu ngi ko ci sant ñu ngi ko ci gërëm man nag ñu tànn ma ci kàttanu yàlla ma nekk parrain événement national bu toll nii nga xam ne amul benn région bu Sénégal bu nit bàyyeekuwul damay sant nag bu baax a baax commune de Mbao bi nga xam ne foofu laay yeewoo parce que amul kenn ku des Mbao di sant nag également fële nga xam ne foofu laa cosaanoo muy le département de Kanel di commune de Orkadiéré ak le village de Orkadiéré foofu tamit kenn desu fa am na ñu jógee Fuuta ñëw pour teewee événement bi parce que événement bi comme ni ma ko waxee sànq bind nañ ko ci analu histoire histoire du Sénégal ci wàllu sport ci wàllu culture parce que xale bi lu mu yeesal tey lu am solo la ñu ngi koy ñaanal yàlla nag yàlla may ko kattan yàlla may ko wér ba keroog muy def lu ëpp lii parce que xam nañ ne ku am xalaat bi am xalaat dem jëli ay pël yu jógee Casamance. noo bokk lañ ay mbokk lañ bu ma ñëwee ak sama yaram sax dafa daw parce que bi ma gisee samay mbokk rek boobu laa bàyyi lépp toog di suivre ñoom bu ñu nekk xam nga lii dafa neex d'accord man toujours ma wax ne métti su lébu ak tukulóor la Demba Sembène kan moo ma meññ te Demba mu nga déparé sa Fuuta la déparé ñëw Dakar ñëw Mbaaw am fi soxna ñu nekk gay kan mu ñëwaat ñu nekkaat mbir tey jii bëgguma kan juddu jur maam ñaaña jur ma kan ngoon kaneen laa bokk. tey ñu ne yaay arbitre làmb ji tey mbaa doo farak pël yi falal ak séeréer yi. man maay arbitre. arbitre bi dina fexe ba lépp jaar si yoon waaye li may bañ rek mooy kenn du dóor kenn. ñu ngi ak Ablaye Ali Malal Diallo directeur rajo Télé Fulbe international mu organiser bis bu toll nii mbooloo mi wuyu si ko ay mbokkam wuyu si ko ay baayam wuyu si ne ko Ablaye tey loo yëg. waaw kontaante waaw kontaante bu maga waaw mais sant yàlla tey bis bi màgg na rëy na donc vraiment ba jéggi na luñ ci yaakaaroon yëpp vraiment romb na suñu njort donc vraiment ñu ngi ciy sant yàlla bu baax a baax waaw. nga woote grand théâtre ñu wuy si la. nga woote stade Demba Diop Iba Mar Diop ñu wuy si la tey nga indi na arène nationale Ablaye foo jëm ak noonu. waaw xam nga cosaan tey dafa neex loolu la ñu am suñu borom moo ko wàccee moo ko neex tey mu def ma pël yow mu def la séeréer donc nag tey lu ñuy naan tëggkat bu mag bi bu tëggee beneen tëgg mënu koo dindi donc nag yàlla bu la sàkkee nga nekk pël boo foo munti dem tu peux pas changer sa deret base fondamentale bi pël la mënoo changer séeréer nga mënoo changer yàlla bu ko neexoon mu def ni ñun ñëpp ñu nekk benn xeet mais kenn ku ci nekk am na lu mu la jox séeréer bi yor na lu mu yor li nga xamante ni pël bi soxla na ko pël bi yor na lu séeréer bi soxla joolaa bi tamit même chose yàlla da koo def nag pour ñuy jokkalante donc nag enracinement et ouverture suñu cosaan la ñam lamb la donc tey organiser nañ grand théâtre xajuñu fa ñu ne nañ dem Iba Mar Diop bi fi nekk xam nga ni xajul Iba Mar Diop donc tey ñu ne arène nationale donc phase internationale lañ jëm pour dekkaliwaat suñu cosaan surtout la lutte traditionnelle pël donc lamb ci suñu culture la bokk moom moo mën a réunir communauté yëpp donc nag ñu ne Sénégal benn bopp la ñu boole séeréer yi joolaay ci biir gis ngeen lébu yi ñëw fekkee donc lii mooy Sénégal jàmm lañu wax donc nag dekkali nañ cosaanu pël mais en même temps yóbbaale nañ la cohésion sociale au niveau national
amul fenn fuñ ko mën a jaarale fudul cousinage à plaisanterie foofu rek lañ ko mën a amee donc nag raison pour laquelle ñu am idée def li dinañ defaat yeneen yu gën a mel ni lu ñuy am Sénégal mais tey unité africaine la ñuy wax buñ koy def tey ci cosaan lañ ko mën a jaarale waaw donc vraiment kontaan lañ am sant yàlla bu baax luñ ci séntu woon yëpp lu raw suñu njort suñu borom defal nañu ko donc alhamdulilah. ndeysaan Sénégal loolu la ñoo bokk ndey bokk baay bu nu xoloo bu nu xeex tey yaatal seen asamaan jëru boo xam te foo taxaw gis bilaay wallaay Ifra Balla Ifra ak Yaya Balla oh Yaya Balla galgal oh Ifra daan na Yaya Balla Ifra daan na Yaya Balla doole Alioune Diagne doole doxul jàmm doole ba mel lay bañ ku lépp doole la ko tegut doole sookul boobu la Ablaye delloosi li soroy woon laalante yëkkati na ñoom ñaar ñu jàppante baaram Boubacar Fall Boubacar mu ngi tibbi suuf di raxasu Forza waaye lii mbaa jàmm la Forza moo resta xaw ma resta man la xaw ma ay jàmman Jamaïque ndeysaan ku fa dëkk da ngay resta la ilaha illallah ñoom ñaan ñu jàppante nga woykat bu mag boobu commando Karaayit foofu la dëkk ndeysaan jàppante nañu Boubacar Forza Boubacar sukk na Boubacar Forza jàmm dem na kara bi Boubacar Fall Forza ngi koy yëlëb Forza yëlëb na ko la ilaha illallah tëdd dem nañ ci suuf ñoom ñaar Forza ngi ci koom dënn ba laalagut suuf Forza daan na ko Forza nañ xaar at bi lu muy wax ba xam lu muy wax Forza daan na ko Forza daan na Boubacar Fall da koo julliloo drapeau Abdou Karim Sall mbokk yi loolu la leen jël si loon ñu ngi leen di ñaanal jàmm di la wax ñu ngi leen di wax rendez-vous ci beneen lamb fii kan moo na fi woon Ablaye Ali Malal ma àndoon ak Alioune Diagne muy lamb joo xam ne nii amul dóor lamb joo xam ne nii cousinage la pël joola séeréer ñoo fi daje woon culture feeñ bàkku feeñ fecc feeñ woy feeñ tëgg feeñ sañse feeñ tey lu la réeroon démb tey jii boo ñëwee arène nationale di nga ko gis muy pël ak séeréer ànd joxante loxo kon loolu dañoo bëgg mu continuer ak lébu yi ndax jaraaf Youssou Ndoye mu ngi fi jaraaf Youssou Ndoye mu ngi fi nekkoon ki nga xam ne nii moom lañ dalee dewoon bis bi ndax dañ ne booy dem ci kër bala ngay dugg ci kër da nga naan salaamaaleykum te lébu yi ñooy borom Ndakaaru maa noon ak Alioune Diagne di leen jox rendez-vous ci beneen lamb ak la télévision Futurs Médias seen xarit Cheikh Ndiaye ba beneen yoon lamb cosaan fii ci sunum réew rek lamb ba beneen yoon. jërëjëf jóge nañu ci pël yi ak séeréer yi jiili jërëjëf léegi jóge nañu ci pël yi ak séeréer yi muy lamb ji nga xam ne amoon na ci arène nationale loolu la Sénégal mun nañoo xuloo mun nañoo xeex waaye kenn mën ta xas moromam Ibou Ndiaye ñoo ko bàyyi ni ñu def mooy mbokk yi diggante guy gi ak Reug Reug le 20 février la Sénégal Entertainment Group moo ko tëgg léegi nag amateurs yi léegi nag microcentro yi léegi nag Sénégal yi joxe nañ ci seen xalaat ñu ànd ñu xool lan la ñu wax ci guy gi ak Reug Reug ñu soog a dugg ci stade Iba Mar Diop
ah Lamine Samba da lay ñaanal yàlla defal la jàmm waaye da ngaa tudd combat capital. Reug Reug Gouye Gui. la ilaha illallah combat boobu la addina bépp di xaar parce que Gouye Gui day mbir moo xam ne heure bu ronoo lu mu ron lu ne moo ko moom da koy yëkkati te Reug Reug dafa rey Adrien Senghor rey terrain gaal gi soo ko dugg ci biir lamb ji muy lamb joo xam ne ku jóom daanu amul favori 50 la loolu maa la ko wax. ayca ñu duggee stade bi bam ji li ñii war nañ leen bàyyi xel bu baax a baax ndax ñoo yor sécurité bi ñoo yor li nga xamante ni mooy kaaraange askan wi soo amul billet doo dugg soo yoree paaka doo dugg soo yoree jaase doo dugg loo mënti yor doo dugg kon gàcce ngaalaamaa yéen léegi nag mbokk yi ni ñuy def mooy dugg fii taxe moo fii jàkkaarloog Pam Ndoye acca bon ñu ngi toog ak Amadou Mbaye transitaire nekk it amateur bu mag nekk it koo xam ne personne ressource la ci làmb monsieur Mbaye nuyu naa la sant wi rek xawoon naqari. Lamine baal naa la ko ba xam naa yéen ceeb rek ngeen di xaaral fi mu nekk nii moo tax ngeen di wax mais maa ngi lay nuyu Lamine di la sant di la gërëm di nuyu aussi waa TFM di nuyu waa GFM à commencer par le président directeur général muy Youssou Ndour suma xarit suma àndandoo depuis plus de 30 ans. li may wax nii dama koy répété war rek waxoon naa ko dama koy waxaat Youssou Ndour booy ànd ak moom defe naa ñii ñëpp nekk fi ñu foon te li may wax nii ko wedd nga laaj Maradien donc Maradien firnde la ci wala nga laaj Khalifa Diakhaté ay consort donc fii sama kër la GFM sama kër la man je me l'approprie donc lu ci tax rek dafa mel ni maa ko moom man la Lamine maa ngi lay sant di la gërëm ba ma jox bi ma joxee opportunité bi ma taxaw di wax ci affaire u làmb ji di wax ci affaire u GFM parce que GFM nu ñu fi nekkal askan wi la fi nekkal seetu askan wi la kon nag boo amee lu mel noonu da nga koy jàpp da koy dama la bëggoon laaj Reug Reug Gouye Gui lan nga ci xam. Reug Reug Gouye Gui combat ngi noonu defe naa ne combat da ko dàq. combat Reug Reug Gouye Gui comme naa combat da ko dàq xam nga lu tax. déedéet. Gouye Gui xale bu fi lapp di yëg moo la freiné te Gouye Gui Reug Reug da ko ne man boog du ma bokk ci ñooñu parce que damaa dépassé ci ñooñu te yow maa la man maa lépp doole dem entraîné ba ñëw sëf Gouye Gui ni ko da ngaa juum de xaaral ba arbitre bi sifflé da nga xam ne da nga xam ñi nga doon jàkkaarloo ak man du benn kon nag combat boobu képp rapidité ku gën a gëm sa bopp def naa moom combat man loolu laa xalaat te noonu laa analyser combat boobu. ku gën a rapide. ku gën a rapide ku gën a gëm sa bopp moom combat boobu. am na favori. favori non gis ma ci favori pour wax ni kii favori dafa far 50-50 la mais différence bi fu muy nekk mooy ci rapidité moo fi mu nekk ak gën a gëm sa bopp
ku gën a gëm sa bopp c'est-à-dire que ki gën a gëm boppam mooy diriger combat bi kookoy mooy moom combat ba. mais grand maa ngi lay gërëm di la sant. mais ñoo ko bokk Lamine. ñoo farla merci. non baax nga lool mais sant wi rek. mais Lamine non xam nga Mbaye ak Sam moom baal naa la yoo xam naa ne ceeb ngay xalaat rek fi mu nekk nii. et zoomel ma kii zoomel ma ko rek. ma nettali bor bi nan la demee. non bul nekk. waaw kon léegi bàyyi ma léegi. kon ma bàyyi la. moo gën. Maawo bàyyi naa ko de. moo gën ci moom de. maa ko amee. yaa ma mel xaalis de. nga gëj a gis rek mais. damaa lamb lan la. Boy Bambara da laa wéetal ba amatoo ay combat wala lu xew. waaw xëy na tamit moom loolu joué na ci parce que sunu lépp moom moo ko daan dox moom la promoteur yi daan seeti di ko jox ay combat mu ñuy jox waaye nag comme ñàkk nañ ko gis ñu dara de kenn seet si wuñu. kenn seet si wu la. kenn seet si wuñu. mais Tapha yow da nga bokk ci lamb. waaw mais daal lamb léegi ñoom xoolatuñu parce que ñun ay ancien la ñu def quoi léegi ñun dañu def léegi ay ancien pour bëgg ñu def ay ancien gloire voilà mais ñun ñu ngi nekk fii di entraîner chaque jour di ànd ak suñuy rak di leen jàppale xam nga bu yàlla ñëwee nag ñu xam ne yàlla ñëw na daal. mais dama la bëggoon analyse en tant que mbër Reug Reug Gouye Gui loo ci xam. waaw Reug Reug Gouye Gui lamb bu neex la parce que gëm naa ni lamb jooju suñ jàppante benn cong lay doon. waaw am na favori. waaw parce que lamb jooju mun naa ne booy xool à 100% ñoom ñaar ñoom ñoo kii daal parce que kenn ku ci nekk am nga preuve yoo def ci lamb quoi. waaw amul favori waaw. bu ñu xeexee. xeex bi nag booy xool ñoom ñaar ñoo ko xaw a tolloo parce que nag waaye tamit nag kenn ku ci nekk période bi yaa ngi woon sërux ndax Reug Reug am na tamit beneen sport bu muy def te sport boobu maanaam da ngay pratique lépp ngay pratique di nga wéq di nga kuccal di nga def lépp dañ lay jàngal xeex te maanaam kon tey jii moom defe naa ni il faut que tamit ci war na am changement Gouye Gui tamit boobu ba léegi kenn dégg ko ci dara mu ngi ci ruxam di entraîner kiiwam daal te tamit moom it tëlewul daal. en tout cas bu ñu xeexee 50-50 la bu ñu jàppantee 50-50. waaw non lamb jooju du yàgg. non lamb jooju du yàgg maa la wax loolu. parce que ñoom ñaar ñëpp ay mbërëkat lañ. parce que Reug Reug dafa doon mbër moo xam ne tey jii lu mu soxla da koy jëli. Gouye Gui tamit mu doon koo xam ne tamit moom it lu mu soxla da koy jëli comme tamit ñoom ñaar frein ko dagg la rek. tës ngay dégg rek mais kenn ne tasar ci suuf. Lassana nuyu naa la. waaw Alaaji Lamine maa ngi lay bëggee di la ziar. da nga am lu raar ci làmb mën a bàkku. mën a fecc. mën a bëri. walla am na benn waa joo xam ne yaa ngi doon wax ak moom dama ko fekk ko ñam daan ko. waaw 72 heures Boy Bambara. waaw kon di wax ne auzu billah bismillah inna wala yàlla maa ngi sant yàlla di julli si yonent bi di sant sama sëriñ sëñ Abdou Karim Mbacke borom Makaalima Axlaa waaw di wax ne Lamine maanaam lamb par des fois damay dégg ñu naan reenu ñàmbi la mais Lamine am na ñoo xam ne par des fois duñ mën na koo jël xam nga lu tax parce que dafa am lu fi nekk te nekkul ci ñoom seen entraîneur yi xam ne am na lu nekk fii te nekkul ci ñoom moo waral ñu si bëri duñ mën na koo jël man na damay toog di déglu santaan ñi ngi laa mujjee daan Bombardier moo ko tëggoon Mbuur waaw di wax ne nag waxuma booy yi wala mag ñi ku ñëw rek ubbil naa la buntu waaw di ñaanal sama booy 6 ans yàlla na ko yàlla may mu ngi noonu caatu goon Bombay door na caatu Bombay de xanaa i bongaar yi film indo la lay fàttali. Bombay kay dëkk la bu ne fële ca Inde man looloo ma xaw a jaaxal mbëri nag façon bu ne lay tudd. man damaa jaaxal ngaay. lan mooy Bombay. dama jaaxal. ñoxo Bombay mooy lan. caatu bo xanaa dama ñibbi Inde rek. dama ñibbi Inde ndeysaan ñoom ñaar ñu ngi lewtoo waaw Souleye Gaynde mi ngi mel ni Souleye Gaynde ngi mel ni gaynde rëpp na Souleye da lañu door de laa ilaaha illallaah siip jël na tànk bi daan na ko jël na tànk bi wër na ko ndomba teel ku daan Caatu Mbambay nu mu ko daane laa ilaaha illallaah wër ko ndomba wéy la mu dem penalty la wër ndomba Lamine Samba nee naa la ba taay penalty la ci bëre saa bu la wëree ndomba am nañ penalty yombul nag ay daan nañu Souleye Mousse waaw du gaynde non gaynde la sax waaw daa juum waaw gaynde gu juum la waaw boo juumul duñ la daan mais kon gaynde gu juum la xam nga ba mu xeexee ba waa ji remise ko mu miir rek
Bourkhane nuyu naa la. fay naa la bañ a jaar ci sant wi. waaw d'accord fay naa la. grand le 20 février mooy diggante Gouye Gui ak Reug Reug laajuma la en tant que manager laajuma la en tant que dama lay laaj en tant que nitu lamb boobu combat nan nga ko gisee. onze bi kalimaati laay taamaati min sharri maa xalaq ginnaaw bi nu sant yàlla julli ci Baye Laye ak Seydi ñu ngi nuyu waa TFM yëpp jiital ci nuyoo bi nag directeur général ak képp koo xam ne rek yaa nga ci structure ba di fa liggéey waaw ñuy gërëm bu baax nag Youssou Ndour ak Mao Cissé ak ñëpp ñi nga xam ni bokk nañu ci ñiy tëgg làmb jooju ndax làmb ju am solo la loo xam ne sénégalais yëpp ñoo ko doon xaar ñoom xëy na moom ñoom la yàlla def ñu mën ko décrocher làmb la bu doy waar parce que foo xëcc ñu ne xëy na fee nga far waale Reug Reug dafa nekk ci lancé boo xam ni kenn mënu koo freiner waaye nañu fàttaliku tamit ni képp koo xam ni mënuñu woon a freiner Gouye Gui moo la freiner kenn du fàtte tàkku saanam ak Ama Baldé du ñu fàtte tàkku saanam ak Siteu du ñu fàtte tamit tàkku saanam ak Nees kon moom tamit dafa nekk mbër moo xam ni il est insaisissable fépp foo xam ni fii lay lañ ñu yaakaar ne fii lay taxaw du fa taxaw bés boobu nag dafa am benn mythe bu nekk ci diggante bi li nga xam ne moo ca nekk bëre bi dañ koy séddoo parce que mënoo ñëw taxaw wax ni Reug Reug moo dàq bëre Gouye Gui mais mënoo wax tamit ni Gouye Gui moo dàq bëre Reug Reug waaye li ñuy séddoo mooy xeex ba parce que kenn ku si nekk gisaguñu nga xeex bu tax ñuy mën a wax ci diggante bi nag kenn ku nekk yokk na sa potentiel ci xam naa ni boxe parce que ku nekk dégg nañ la États-Unis te boo fa demee ginnaaw bi nga mënee bëree ba pare da ngay yokk sa potentiel ci xeex kon làmb la boo xam ni amateur yëpp ñu ngi koy xaar ndax xam nañ ni li nga xam ne moo yàqoon ci làmb yu mag yi passé du am ci làmb jooju. mu ngi noonu 7e combat de la soirée Tas Yakar ak Cargo Cargo moo féete à gauche mbaa droite Tas Yakar mu ngi dox ci kawam Max Mbargane nee na ma xale bi mbër kaamil la lutte simple sax da koo toj Tas Yakar ak Cargo ye yow xale bi dóor yi am na précision ye sirip ye waaye xanaa box la dóor nañ Tas Yakar mu daanu ah waaye dafa topp dóor yi ah dafa topp dóor remise la jël Cargo daan na Tas Yakar tas nañu yaakaaram. ah Cargo kay mooy bato bu mag bu taxaw rek. tas nañu yaakaaram. waaw dafa yaakaaroon far yaakaaram yebbeeku. laa ilaha illallah waaw moom la ñu tas yaakaaram te moom moo waroon tas yaakaar. dafa topp xeex fàtte bëre ba. daa topp xeex taxatoo fàtte bëre bi tas nañu yaakaar tas Cargo yeb na ko ci Cargo ba. waaw léegi géej rek. waaw mais kii sama doomu baay la sama xarit ñu bokk baay Alioune Gueye mooy manager Bombardier Alioune nuyu naa la. waaw El Hadj maa ngi lay nuyu di la ziar di nuyu waa TFM yëpp di nuyu waa kër gi yëpp sax laa groupe bi. gis sa kanam dafa leer. waaw mais El Hadj c'est normal. mais da nga ko daan ci stade bi gars yi bañ nga dem administrativement nga yokku daan bi. waaw xam nga lamb ñun ñëpp ay règlement rek la moom moo ñu tënk si léegi règlement la ñu war a tënk ñun ñëpp que ce soit le CNG wala manager wala mbër wala yëpp seulement benn suggestion rek laay def moom mooy beneen yoone CNG bu règlement changé te na koy notifier manager yi notifier ko mbër yi notifier ko écurie yi. ban règlement moo changé. par exemple xam nga ba ma dugalee recours Sitor dafa génn ci presse bi am lu mu expliqué dafa changé ci règlement yi ba ma ko déggee ma ni ko CNG duñu weddi boppam parce que dañuy bind noir sur blanc seen texte ni action bu commencé ci biir géew bi dem génn ci biti sax lañ doon wax waaye man yàlla dafa def Bombardier génnul ci biti c'est entre les sacs mais du ci biti moom mu ni pied gauche Balla Gaye moom moo génn ba nii may wax yow pied gauche Balla génnul benn loxoom rek moo génn mooy loxo gauche am bon ci fee yooyu la ñu xool daal di déposer recours ba CNG xoolee aussi daal di ñuy jox ndam. kon 2 victoires nga. waaw 2 victoires la ñu am mais si kan lañ ko am. non dama ne 2 victoires nga am waxuma daan nga ko ñaari yoon. dama da nga ko daan ci biir stade bi daan ko recours. waaw moom laa wax ma ne victoire la mais lu tax recours bi am sens mooy pénalité yi ci amoon c'est-à-dire que ni tey ñoom que ce soit Balla wala Bombardier jëloon nañu ay avertissement après chute bi
loolu yooyu yëpp day dàqu léegi li ñu leen daggoon ca xaalis soit 10% wala 15% dañ koy delloo mbëri te loolu ay millions la donc ce qui veut dire que recours bi am na njariñ ñaari yoon aussi. Bombardier daan na Balla Gaye ñaari yoon Bombardier moo ko man non lamb amul mën xam nga maa ngi dégg Lamine ñu bare ñu ne Balla entraîné wul mais Balla si biir combat bi jël na coup bi nga xam ne ku entraîné wul boo ko jëlee da ngay wàcc ñi ma dégg nag ñuy wax ci kii bi ci rajo yi Balla entraîné wul Balla nii nañu bàyyi loolu. mais yow loolu lu ci sa yoon. non xam nga loolu sama yoon lu ci sa yoon waaw. non parce que Sénégal dañu mën suul ndaanaan dañuy suul ndaanaan ba pare dañuy xooluñu méritu Bombardier li ñuy xool rek moom mooy Balla te loolu Balla Bombardier da ko war a daan ko mais Balla entraîné na Balla du jël alalam di tukki ñaari yoon di dem Paris di yàq xaalis di fo entraîné na seulement défaite moo ñëw mu daanu mais ma koy encouragé bu baax di ko wax moom daanan la li mu def ci làmb mbër defu ko ci làmb Balla Gaye li mu def ci làmb mbër du ko def ci làmb te yaakaaruma mu amate ci làmb donc ku mel noonu da nga koy encouragé parce que làmb moo soxla Balla Gaye làmb ci boppam mais Balla. mais yéen làmb soxla na la. ah mais bien sûr non ñun moom couronne bi dañuy xaar dañ koy jël dañuy retraité ak moom. ñetti yoon. non il faut ñu jël ko ñetti yoon parce que Bombardier ni tudde fi la Lamine Bombardier dafa génn dem ñu dóor ko mu daanu mu kaawote ñëpp ne amul doole mais discours yi ma doon dégg c'est la wax ñii xamuñu Bombardier parce que après dafa toog 2 mois ma ne ko mbër doo ñibbi si ma déedéet Alioune may ma tuut damay entraîné mu entraîné 2 mois daal di ñëw taxaw ma xool ko su ma face à face yi Balla Gaye day taxaw ni ko maa la ëpp doole maa la mën ma ni Balla xamul Bombardier doole ju mu am li muy wax noonu dëgg la ci moom lu mu naan góor ëpp ko doole billaay dëgg la ci moom buntu këram boo fa demee am na benn pono ndaraan bu fa nekk li muy def ci pono ndaraan bi ñun ñi ñëpp buñ taxee mënuñu ko yëkkati donc moom ku fonk sport la ku bëgg sport la xam nga tey nga bëree lundi nga bëree samedi noppalu dimanche lundi nga dem reprendre ses entraînements kooku yombul ci jamono yi ñu nekk donc ñuy ñaanalaat Balla rek ni ko dellu si waat ñëw xale la fi mu nekkoon na ko day entraînement yokk entraînement dellu si waat parce que moom làmb ko soxla njariñu làmb. Lamine sama xol a sedd gis nga soo gisee mu demee nii xam nga sama xol neexul ndax fi ma jógee fan xam nga sama xol neexul waaye kii dama xamul lu ma koy def ndax lim ma defal dafa rëy te dafa sedd sama xol li ma koy ñaanal yàlla na ko yàlla lafal cat fi nu dégg ñoom lii ni ko laay dégg fa ñoom Gaston Mbengue yàlla nañ ko fa dégg te yàlla ko musal ko ci cat at làmmeñ ndax sama xol dafa sedd tey jii soo gisee mu demee nii rek am na lu ko waral xam nga sama xol neexul waaye soo déggee ma naan Ngor Sow tasa sama yaakaar lii si la bokk ndax lii dafa am neen lu ma ko doon préparé waaye ni xëy na jaam ak fexem yàlla ak dogalam li ñuy ñaan daal bisam bi lim ci séntu yàlla na ko gis ak jàmm yàlla na ko yàlla lafal cat di gërëm sama rakk yi ma àndal ñoom Marley ñoom Alioune Seye booy ñoom ñëpp comprendre nga vraiment délégation xale yi ñëpp a ngi ñëw vraiment daal sama xol dafa seet Lamine. Bombardier loo may woowee. drapeau libre lan nga may woowee Bombardier. Lamine sama non damay xaaral. Bombardier lan nga may woowee. Lamine yaa suma mag nga suma xarit nga. lu moo may woo. lan la lay doyee. dama jaaxal moo ma jaaxal. waru laa woo de. non Bombardier bu ma woowaat. sequma ak yow loo may woowee non defal daal. sequma ak yow loo may woowee. lu mu la woo seqoog moom lu mu lay woowee. coupé ko. kii loolu la may doon Lamine yàlla na yàlla suturaal. da nga mën a tas yaakaaru liiru jaan di ma woo. waaw waaye nag garaawul yàlla baax na sama rek yàlla na ko yàlla fa cat Balla Gaye 2 lii cat la rek lii cangaay la cang la yàlla na fi yem di gërëm sama rek Lamine Seck tamit bu baax Lamine Seck borom loora sama rek la sama xarit lu ji njaagal tamit mooy. dafa mel ni yow bés bi yaa ko gën a bëgg da nga ñëw pour fay ko borom. waaw tonton Lamine maa ngi lay ziar di la bëggee bu baax a baax gannaaw ba ñu sant yàlla julli si yonent bi rek dañ sant suñu ñaari waajur di sant suñu sëriñ sëñ Babacar Mbacke mu kaburo borom Daaru Salaam ak Gaawaan mu yàgg fi loolu te wér waaw Lirou Diane moom sama mag la sama xarit la sama genn wàll la sama lépp la ba tax na lu mu nekk rek dama ciy nekk ba tax na drapeau bi presque sama drapeau la drapeau Guédiawaye la moo tax ñu ànd ak moom gunge ko moom daal lu mu nekk dama ciy nekk fan la combat yi toll waaw combat yi moom gars yi waxaguñ dara ne instant bii nii gars yi waxaguñ dara mais ci li nga jógee yëpp ci li nga toog yëpp gars yi dañu war a wax wala mbëri yooyu daw waaw xam naa mën na mais promoteur na waxaguma ne ma yàgg diw quoi mais maa ngi nekk samay entraînement di xaar rek ku ma yàlla boole ma xam ne noonu la war a dama bëgg nga analyser ma en tant que mbër Reug Reug Gouye Gui noo ko gisee waaw en tant que mbër moom xamante dama far tamit day metti waaw non da nga may analyser moo tax ma ne en tant que mbër waaw non combat bu neex la combat bu neex na ku ne am nga say fort xam nga nit da ku ci nekk daal na bañ a may moromam li nga xamante ni moom la foore rek bu ko defee xam nga mais gars yi dañ ne bu ñu xeexee Gouye Gui moo ëpp avantage
waaw ñoom ñaar ñëpp mën a xeex mën nañ bëree mais maa ngi ñaanal guy gi daal suñu borom defal ko ndam li sedd guy ci barke Seydina Mohamed. mais combat boobu pour yow fan la mën a yóbbu guy. waaw fi mu ko mën a yóbbu bëri na ndax wax dëgg yàlla Reug Reug champion la def na fi ay preuve am ba war a daje guy gi daal ñu ngi koy ñaan suñu borom defal ko taw rek tey si may ko ndam li sedd guy. mu ngi noonu Anaconda ak Valérie ñoom ñaar ñu ngi lewtoo Anaconda jaan la. ah Anaconda jaan la. Anaconda mooy jaan yu mag yooyu nekk Guinée nga xam ne buñ la mattee kenn du ko wàcce. amul Sénégal Anaconda. yàlla bu mu fi am. Ipo Ngari nee na Anaconda amul Sénégal yàlla bu mu fi am. diggante Anaconda écurie Sakku xam-xam la ne ca Birahim Ndiaye mooy jàkkaarloo ak Valérie jëf soog a xam ma ne waa ji Valérie turu jigéen la mu ne ma da nga fàttali ancien président France Djili Valérie Giscard d'Estaing. Anaconda ak Valérie ñoom ñaar ñu ngi lewtoo waaye sama rakk ji Jazz téléphone kenn du moom la ilaha illallah Jazz iPhone rek lay jaay lay songoo nañu bañ na ko bañ na Anaconda ak Valérie bul forcer Jazz téléphone kenn du moom sama rakk jooju nekk ba l'embrasé na ko Anaconda dal na ko waaye kii jaan la kii kenn du ko lugu kii jaan ju nekk ci ne la ilaha illallah wala Valérie nee na ngalañ a ngi da ngaa gëj a gis ngalañ xamee nga waajooju dimanche bu nekk mu la nga yóbbu xool ko waaw Anaconda daan na ko la ilaha illallah jël bu rëy catastrophique. kurpeñ mook ti bayam kenn du ko yóotu sirip Ziza mbaru ñaga ñaa la bu Serigne Modou ñaa jàppante na ñoom ñaar Ziza ngi door mi nga bëgg a dugal kurpeñ bi xat na de xale bi da la ndengeñ de règlement day tere léegi ndengeñ jàpp taxaw règlement da koy tere jàppante nañu ñoom ñaar ràcc ndengeñ rasu diggante Ziza ak Cheikh Super Diamono ye laa ilaaha illallah yéen Ziza koy gaaña catastrophique waaw dóor fayu Ipo xam nga lu tasoon lambi dóor mooy lan fayu waaw dóor fayu xam nga kanam yëpp benn la koo ci dóor mu yëg ko xale ba nga koy gaañaa Ipo mais xam nga xeex bi bëre bee ko dàq xeex rek bëre la ñu bëgg a gis Lamine bëre la ñu bëgg a gis waaye yéen Ziza lii lan la xanaa lii guerre la waaye yow xale bi danañ ko gaañaa wala waaye yow doo siggi nag ah waaw loos kenn du ci dóor man ko doon kalkal bu loxo bañ na da ko doon plaqué ngaari waaw da ko doon jéem a teq waaye mënul dem ndax kiis ba dafa tax ndeysaan waaye bëre bu nar a yàgg ngi nii Lamine. dafa nar a yàgg de day yàgg parce que action yi waroon def action yëpp ñu ngi ci waaye kenn actionné wul. mais dama mel ni Cheikh Super Diamono daf ko kalti ndengeñ ma rek. waaw mooy avantage am parce que ndaama la
léegi ndengeñ rek lay mën a am pour jeune ko bu ndengeñ bi dañee rek waa ji mën na wax tekk ko wala mu kal ko moo tax foofu rek lay sax. dëgg la Lamine xale bi de parrain bi ñëwul. parrain ban la. ah dafa am kum ko tuddee woon grand combat bi kooku ñëwul ba léegi xale baa nga ne la triste. Jamaïcain nag daa tàmbali ay parrain duñ ñëw mukk. waaye mais tamit parrain sax baax na waaye bu guddee ñëw tamit du arrangé borom làmb ji. ba pare duñu arrangé ñun ñii. waaw surtout duñu arrangé surtout les microcentraux. waaw lu tax ma ñun nag. yéen ay fonctionnaire ngeen ay xale ngeen. mais Lamine wax naa la bëre bi du gaaw a yegg. jël na tànk bi daan na ko Cheikh Super Diamono daan na ko Cheikh Super Diamono daan na Ziza waaw yow daan na yu mbër moo njagañang bi topp dóor yi rek nee na bàyyi na làmb Bombardier Balla Gaye de moo nekk nii rek. waaw lu tax ñu nangu bi moo ma jaaxal. ah c'est la même chose de moo tax nañu xoolaat bu baax li ñuy def. dëgg la de Cheikh Super Diamono daan na Ziza ñu ngi lewtoo ñoom ñaar. yéen ñaar Ndiku ma ne Mbassa ma ne arbitre wàccal balaa ñu lay luqi ye Pam Ndoye kurbeñ mi lay daw de wala dawu ko ye une deux la ilaha illallah waaye lii lan la ma ne lii lan la Pam Ndoye dafa mel ni kurbeñ bi lay daw de gis nga ko mu xale bi mbébé rek mu gëmm voilà mu mbébé mu gëmm de daje nañu Pape est-ce que li mu jël diisul ah xaw na diis de ah stratégie lay doxal waaw parce que man mosuma gis Pam Ndoye bëree nii en général li mu doon bëree day ñëw waaxu la jàpp la dóor la nga daanu wala mu fab la nga yóbbu waaye bii mi ngi hésité de ye yow taxee koy dox ci kawam ye la ilaha illallah xale bi kurbeñ bi lay daw la ilaha illallah Pape balaa ngay génn ci lii tey wala xale bi dina jëlaat avertissement waaw Pam Ndoye day jël avertissement waaw muy deux avertissement waaw arbitre bi sifflé waat na diggante Balla Gaye Junior ñu gën koo xam ci taqee ak Pam Ndoye bu écurie Fass rek Lac Rose laay
ma ni Takké li mu siggi taxaw jonn moo jaaxal Pape tey nga dee de tey nga dee de tey nga dee de daje nañu ñu ngi xeex dina ko dóor mu daanu de songoon lañu ñoom ñaar Pape Ndoye ngi jàpp Takké ngi jàpp Pape ngi dóor pour xale bi siggi Pape mi ñeme ne kurpeñ astafurlah kurpeñ kat kenn ñemewu ko jiili ah laa ilaaha illallaah protestant bi léegi mu yàbbi ko de protestant ba rocceeku na jiili rocceeku na waaw laa ilaaha illallaah ku ne jàpp na taxaw Pape caxabal na ko bañ na mu ngi bëgg a bëtt poqataan yi jaar ca xanaa xamoo guddi yi jàpp ngemb mbër moo gën a naqadi ndax la ñuy takk tax doo mën a dugal sa loxo ci ngemb li wala biir yi lamba mit laa bu ñuy siggi buy jeex waaw bul bàyyi loxo bi de yaa yey de wéyale na ko bañ na ana añ ana caxabal daan na ko daan na ko Pape Ndoye daan na ko Pape Ndoye daan na Takké waaye Pape Ndoye daan na Takké Pape Ndoye daan na Balla Gaye Junior Pape Ndoye daan na Takké laa ilaaha illallah Moustapha gis nañ ni ñëw nga ànd ak sa délégation Jamaïcain delloo lu njukkal Pape Ndoye ak Balla Gaye Junior Pape Ndoye daan ko jël bu amul benn werante jël drapeau Moustapha Tall lan ngay wax ci loolu. lu may wax ci loolu kontaan naa ci trop parce que soo gisee tey ma bàyyi lépp lu may def pour ñëw ci drapeau bi dama xam ne lii nii dafa yombul. Jamaïcain jeune la xool ma man may jeune ba pare di góorgóorlu mu delloo mu njukkal ci drapeau bu toll noonu loolu dama ciy kontaan bu baax a baax. tey ni nga ñëwee tey stade bi yëpp fees del la lan nga ciy wax ak début campagne électorale bi. lu ma ci wax mooy kontaan rek damay xam ne tamit nit ñi ni nga bëgg lamb ba tey lamb fa mu nekkoon ba tey mi ngi fa nekk tey amateur lamb yi kontaan nañ képp ku nga xam ne day safoo lamb day safoo Jamaïcain di safoo Moustapha Tall kontaan nañ ndax bis bi nu mu demee nii. li ma gis mooy yaa ngi jàppale jeunesse bi yaa ngi jàppale nitu lamb barki démb Assane Ndiaye tey Jamaïcain yal na la yàlla defal jàmm. amiin ñu bokk ko ñun ñëpp kontaan naa si trop di gërëm ñëpp di gërëm ñu ma àndal tamit di gërëm tamit ñu nga xam ne ñoo ma jàppale ba ma toll fii tey maa ngi bëggee ñëpp di. félicitations merci beaucoup. mbokk yi kon mi ngi noonu fii la Pape Ndoye daane Balla Gaye Junior Takké pour la deuxième fois mu am victoire bi xale Fass bi rakki Lac Rose yi fii la jëlee li nga xam ne moom mooy drapeau Moustapha Tall mbokk yi kon jërë ngeen jëf duñ leen bàyyi dinañ dem léegi fi nga xam ne moom mooy arène nationale fekki fa Cheikh Ndiaye ñuy ñaan suñu gaynde yi yal na leen yàlla defal jàmm ñuy ñaan coupe d'Afrique des nations bi nga xam ne moom la ñu dugg yal na Sénégal jël coupe d'Afrique bi ñun ñëpp nañ bokk ndey bokk baay jàppale suñu ay gaynde ndax ñu jël coupe d'Afrique des nations il est temps yàgg nañ cee daw yàgg nañ cee topp mënuñu koo am une fois de plus Cameroun 2022 que ça soit la bonne pour le Sénégal léegi nag mbokk yi li ñuy def mooy ànd ak yéen dem fi nga xamante ne ni moom mooy arène nationale fekk fa Cheikh Ndiaye foofu am na ay combat yu neex yu fa am jàmm xéwal na ko yàlla tur askanu suñu gaal borom lépp ak fépp ak ñëpp di suñu borom yàlla defal ñëpp jàmm jërë ngeen jëf ji li moo nekkoon ci caméra bi micro bi seen xarit seen doomu ndey Lamine Samba déglu leen bu baax ku bëgg iPhone bu baax Jazz ngay dem mu ngi nekk marché Alizé Jazz moo yor iPhone yu baax yi man maa ko wax mbokk yi fii lay tàngee fii lay xoyam-xoyamee ba dimanche incha allahu rabbi